lépp lu ñor Tivaouane du lu ñuy présenté ci comme ni nga ko defee balaa ñoo tàmbali nag duñ def lu dul massawu famille yi nga xam ni tey ñoo ñàkk seen njaboot ci mbir mu tiis mi xew fii ci Tivaouane te mën nañ ni wër na àdduna wërngal këpp ndax média yi gën a mag ci àdduna bi teew nañ fi pour couvrir événement bi wax ci donc loolu di wane ni rek lu doy waar la te c'est un fait bu nga xam ni musul am donc lu musul am nag bu amee faaw forcément ñu jël ay mesures yu nga xam ni musul am aussi parce que comme ni ko Alioune Badara waxee boobu ba léegi ñu ngi dégg ay sorties mais sorties yi ñu dégg yëpp c'est des sorties des autorités surtout les autorités politiques et dans tout ça c'est le citoyen qui est au cœur de cette histoire qui est au cœur de cette affaire ndax hôpital bi bu ñu fàtte ni ñun ñoo fay dem di fa faju ak suñuy njaboot donc il n'y a rien de plus normal que ñun aussi ñu dégg suñu kàddu xool aussi suñu taxawaay ci mbir mi te suñu taxawaay du lenn lu dul li ci jiitu ñu reconnaître que ni ñun ñëpp gannaaw li xew fii ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh que ni suñuy vie mi ngi en danger suñuy vie mi ngi en danger parce que fi nga xam ni foofu la ñu waroon ni saytoo suñu santé xool ñun ndax suñu wér-gu-yaram jaar na yoon wala jaaru yoon képp ku fay dem jamono ji da ngay tiit sa xel du dal loolu yokku ci mu am insécurité bu nga xam ni tey jii moo jur jéye bu mel nii jéye bii nag ñu ngi koy bëgg a mettre sur le dos de Dieu waaye nag bu mbir xewee nit dafa war a xool toujours li nga xam ni ça relève de la responsabilité humaine ak li nga xam ni ça relève de la volonté divine mais mbir mi xam nañ ni du guléet ci Sénégal ndax am na yu ko jiitu tey jii ni buñ ne patient en danger collectif bu national la bu constitué wu te collectif boobu ñi ko taxawal mais ñi ngi Ndakaaru ñi ngi ci yeneeni région tey nag Tivaouane bi mbir mi amee suñu réaction dafa nekk une réaction citoyenne spontanée ndax Alioune Badara wax na ko ay chefs d'entreprise ay responsables politiques ñi ngi fi ay hommes de médias ñi ngi fi mais casquette yooyu yëpp dañ ko jël teg ko de côté taxawee fi comme ay citoyens tout simplement sénégalais yu nga xam ne gis nañ ni am na un péril qui fonce vers nous et que par conséquent war nañ ci taxaw wax ci parce que tamit am na fu mbir di toll ku artuwul rek après sa kaw la jëm loolu moo waral tey jii ñu taxaw le collectif patient en danger section Tivaouane nga xam ni nag dafay affilié wu à l'organisation au niveau national di leen soutenir ci lépp lu ñuy def mais prétexte bi nag moom mooy lii xew ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ba tax na mën nañ ni suñu stratégie lépp dañ koy tënk ci ñetti ponk bi ci jiitu mooy en tant que citoyen suñu droit la ñu exiger toute la lumière sur cette affaire-là ñu xam lan moo xew ñu wax ñu exactement quelles sont les responsabilités ça c'est un minimum bu nga xam ne en tant que citoyen war nañ ko mën a exiger bi ci tegu aussi ñu exiger aussi un accès à des soins de qualité ndax xam nañ ni ñun ñëpp tey jii nii témoignages yi ñu jot a am yëpp depuis mbir mi bi mu amee benn kàddu rek mooy dikkaat mooy que ni hôpital de moom boo fa demee doo def lu dul am ay tolof-tolof di jànkonteel ak ay mettit te loolu nag mënuñu di ko continuer di dund ba kañ ndax hôpital bi buñ ko defaralee mais nit ñi lañ ko defaral citoyens yi lañ ko fa tegal mais bu dee dañ fay dem nag te suñu xel du dal ku nekk jàpp ni boo fa demee mën nañ laa jànni mën nañ la fayloo ay frais yu nga xam ni dafa jéggi dayo te prise en charge bi nga xam ni moo ci war du ca tegu kooku ñun ñëpp war nañ cee taxaw amul journaliste amul homme politique amul religieux parce que bu ñu soxlaa ñun ñëpp bu ñu demee ci hôpital ba du ñu nekk lu dul de simple patient beneen dernier point bi nga xam ni tey jii collectif bi dina ko revendiquer mooy l'accès à l'information ndax yéen ñii di ay taskatu xibaar umpulewu leen ni ba mbir mi amee ba léegi ku nekk mi ngi avancer say bilan di avancer say chiffres mais xamaguñu exactement bilan bi nan la demee am na des chiffres officiels mais exactement boo jëlee les témoignages ñi nga xam ni ñoom ñoo fekkee mbir mi dafay contredire ces chiffres officiels donc war nañu wax exactement c'est quoi la bonne information te loolu aussi suñu droit la bokk en tant que citoyen
donc ci ñetti ponk yooyu daal la ñu tënk suñuy exigence fi mu toll nii xam naa ni après Alioune damay bàyyi kàddu gi ak suñu soxna si madame Aris bu ko defee moom mu continuer ñëw ci wàll wi nga xam ni moom moo soxal tamit jigéen ñi ndax xam nañ ni li xew tamit jigéen ñi la gën a affecté ndax jigéen mooy yaay jigéen moom mooy dem ngir joxe la vie te bu dee jigéen ñi nag taxawuñu leen ci suñu structure de santé il y a de quoi avoir peur. Et juste préciser que aussi ce combat n'a rien de politique parce que Sénégal aussi taamu nañu lu ñu wax rek ñu yëkkati ko bëgg koo dugal ci un registre politique mais en tant que citoyen ñëpp la concerné parce que tout simplement ñun ñooy dem ci suñu hôpitaux yi di fa faju. di nuyu assistance bi di jaale waa Tivaouane yëpp di jaale bépp parent bi nga xam ne sa njaboot dafa loru ci affaire bi di jaale sama bopp parce que ku mu dalul directement aussi dal na sa mbokk bu la jege wala sa dëkkandoo. kon tiis bi ñun ñëpp ñoo ko bokk tiis bi lu am na mais mënoon na ñàkk parce que lii dañ ko doon ñaxtu di ko wax hôpital Tivaouane bi à chaque fois ñu naan hôpital Tivaouane bi manqué na lii manqué na laa mais état duñu déglu état nag dafa war a agir de façon prévisionnelle moo gën ñuy réagir à chaque fois réagir def enquête ne dinañ situer les responsabilités nangam bàyyi ba kañ démb Linguère barki démb Richard Toll xawma ak Louga tey Tivaouane suba kan la ñun jigéen ñi ñun ñooy dem hôpital ñun ñoo xam li nekk ci hôpitaux yi boo fa demee boo yoree malade sax da ngay naxanteeg malade bi ba sa soog koo yóbbu parce que xam nga li nga fay fekk amul matériel. Personnel de santé bi c'est à revoir accueil bi tamit même chose matériel amul léegi nag lu ñu bëgg état boo xamante ni lu ñu wax soo waxee su la naqari ñu ne day politique non état dafa war a prévoir dafa war a jàppale peuple am dafa war a saytu li mu war a def mu def ko mais politique rek tey boo kaasee ñu ne diw dafay politique wala dafa bëgg poste non ñun ñoo koy dund. tey lii am ku mu laalu tamit jege na la à chaque fois ñuy wax te secteur boo dem même chose su ñuy joxe marché yi jox ko marché yoo xam ne gré à gré waa ji bu waree jënd matériel bu cher dem bon marché def installation boo xam ne kenn xamul lu mu doon soo waxee ñu ne ndogalu yàlla mais ndogalu suñu borom am na mais ndogalu borom nit ki mi ngi ci nañ leen xool nañ leen defaraat suñu bopp état xool ni ñun population bi ñoo ko fi teg. te suñuy impôt lay war a jël di ko def fa mu ko war a def mais non nañ leen jàppale nit ñi nañ leen ñu dimbale hôpital metti na sonn nañu soo demee hôpital fu ne ngay wëraalu fu ne ngay taxawaalu fu ne ngay xool metti bay bëgg a dee hôpital bi nga xam ne da nga doon feebar ni foofu laa yaakaar léegi boo fa demee nga ragal ndax mujj naa nekk mouroir jaaduwul nañ leen dimbale état nañu dimbale xam ne population bi ñoo ko fi teg nag gestu population nañu dimbali ci secteur yëpp tey santé moo xewle de mais éducation sécurité lépp ñu ngi koy wax santé moo xewle tey ñu wax tey santé mais foo laal day metti foo laal rek day metti man daal loolu laa amoon lu ma ciy wax ndax sama xol fees na fees boo xam ne tiis bi dal na suñu kaw bettuñu ba booy wax sax da ngay tu trouves pas les mots tu trouves pas les mots pour génn li nekk ci yow yëpp maa ngi leen di jërëjëfal